asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV bisimilah ci xibaaru marax yi ñu koy door ak mbirum coronavirus ak xayma bés bi bisub tey bi nag fukki nit ak benn mooy lim bi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan ci coronavirus ji ba mu door rek léegi toll ci daanaka ñaari weer fii ci Sénégal ku nga xam ne moo ci ñàkk bakkanam nag amoon na juróom-ñaar fukki at ak ñeent démb ci guddi la génn àdduna foofee ca hôpitalu Fann li nga xam ne moo di xayma bés bi tamit ràññee nañ ci juróom fukki nit ak juróom-ñett yu am jàngoro ji juróom fukki yi ak ñeent cas communautaire la ñeent yi wala bokk cas contact la ñeent yi nekk cas communautaire yi nga xam ne ràññee nañ leen ca Médina Parcelles Assainies Guédiawaye ak Touba tey ji nag guléet limu ñu tale toll ci juróom fukk ak juróom ñu ànd ci ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye. ci talaata tey bi di juróomi fan ci weeru mai 2020 ci juróom-ñaar téeméer ak ñaar test yi nga xamante ne réalisé nañ ko juróom fukk ak juróom-ñett dellu si ne ñu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk ak ñeent moom tudde nañ ko contact ñeent moom la ñuy tuddee yi jógee ci transmission communautaire ci Médina fii ci Dakar ci Parcelles Assainies fii ci Dakar ci Guédiawaye benn ñoom ñëpp bu ci nekk benn et ci Touba am na benn ci ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi ñu leen di faj juróom fukk ak juróom ci ñoom saytu nañ leen kenn gisatul ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu juróomi cas grave ñu nga tëdd fee ci service réanimation yi hôpital Fann ak hôpital principal ni ñu leen ko waxee démb Sénégal enregistré waat na fukk ak benn nit yi nga xamante ne ñoo génn àddina ci bésu tey bii ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk yi nga xamante ne wër nañu fukk ak benn gaañu nañ ci benn delloo nañ ko ca réew mu jóge woon ci loolu mu ngi des fii ñu leen di faj juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar. mbas mi wéy di jur ay jafe-jafe ci yenn barabu liggéeyukaay yi tey jii nag waa SAMI ñoom ñoo wàcc rek ci mbedd mi daal di wax ni daal ñoom sonn nañu tàyyi nañu damm nañu mënatunoo dem ndax jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñuy jànkonteel ci maanaam liggéey bi ñuy liggéey jëmale ko ci xeex coronavirus amuñu matériel rax ci dolli yi tamit seeni salaire ñu koy dagg boole ci tamit yeneen jafe-jafe yu nga xam ni ci contrat yi la ñu leen di defal contrat à durée indéterminée yu nga xam ni daal amul ab loolu yi nag tax na ba seen bool fees na tey jii nag wax nañu li leen naqari lépp Cheikh Sall ak Mafal Fall ñoo ñu fa teewaloon. ëpp nañu juróom fukk ñu xëy taxawaanu SAMI municipal bu Scat Urbam di naqarlu di ay ASP ay infirmier ay bancalier ak ay sages-femmes yoo xam ne dañoo bëgg ñu dox leen seen gëdd waaye tamit jox leen payoor yoo xam ne moo tolloog seen liggéey ak dayoo bi nga xam ne moom la ñu am. dañoo yeewu dem di jël suñu salaire ñu ne ñu dañ leen dagg 30% de votre salaire. parce que recette amul SAMI municipal seen problème avec les stagiaires dafa yàgg du léegi on a eu nag tant de fois ay promesses yoo xam ne aboutirul fenn te ñun suñuy naataango stagiaires yi sax ñoo gën a sonn au moins ñun ñu ngi recevoir par mois loo xam ne au moins dina la mën a permettre nga mën a fay sa transport nga ñëw mais ñoom ñi ñu wax naan soi-disant stagiaire ñoom ñoo gën a sonn te amuñu loo xam ne sax luy matal sax seen transport bu gën a tuuti 11 000 francs la ñuy recevoir wala 15 000 francs. kilifa yi moom nee nañu jox nañ leen nopp te ñu ngi leen di déglu maanaam comprendre nañ leen waaye ñu ngay wax naan SAMI mës a jot benn ndimbal goo xam ne moo jóge ci nguur gi. dafa am loi boo xam ni moom mooy tënk comité de développement sanitaire ni muy fonctionner loolu du SAMI rek mais centre de santé poste de santé yu Sénégal bi yépp la texte de loi bi moo naan boo amee temps ci weer wi lii fii la jëm lii fii la jëm lee fële la jëm. donc yow da ngay diviser rek amul recette boo xam ni dafa fixe amul yow boo amee dara ci weer bi da ngay féddale maintenant nag c'est normal que des fois boo amatul malade say recette day wàcc say recette su wàccee li ngay séddale aussi day néew. man maay directeur bi donc bu malade ñëwee bu personnel ñëwee plutôt pour def stage dafay bind demande su bindee demande man la koy adressé man su ma ko adressé su ma ci d'accord ma signé. ñu ne amul benn grille de paiement boo xam ne moom la ñu présenté ñi nga xam ne ñoo di agent yi. waaye buñ sukkandikoo seen i kàddu waxtaan yi nga xam ne séq nañu kook ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi bi la bërëb amut leen loo xam ne yooyu lay waxtaan jur na ko
waaye si jamono ji nga xam ne àdduna bi yëpp nag ñu ngi delloo njukkal sage-femme yi ak ñi nga xam ne ñoo di astam yi si jamono joo xam ne mbas mi di coronavirus mu ngay wéy di samp ay gànguwaayam góor ñi ak jigéen ñi nga xam ne jafe-jafe dëgg la ñuy dund ñoom si boppam ñooy rewle jigéen ñi ngir ñu mucc waaye tamit di wattu ñi nga xamante ne bii ñoo nekk si jafe-jafe ngir mën a sauver seeni bakkan. liggéeykatu SAMU nekk ci ay jafe-jafe waaye tamit Air Sénégal yi tamit ñoom mbas mi bàyyi wuleen ba tax na tey jii rek jëwriñ ji ñu dénk wàllu tourisme ak transport aérien mi ngi amoon ndaje mu nga xamante ni vidéoconférence lañ ko doon defee ngir rek xool naka la ñuy def ba jàppale leen ba ñoom tamit seeni jafe-jafe mën a jeex ba tax na jël nañu ñeent fukki milliards ak juróom ci suñuy koppar jagleel ko waa Air Sénégal ndax ñoom ba ñu dooree ak léegi mbas mi door rek léegi ñu ngi ci am jafe-jafe yu tar ba tax na ñàkk nañ ci lu ëpp ñaar fukki milliards ci suñuy koppar yooyu nag dina tax ba ñoom daal ñu xaw a daal di yeewaat tuuti. Alioune Sarr ci micro Babacar Seck. nga Air Sénégal njiitu réew mi jox na leen ñeent fukki milliards ak juróom yoo xam ne jàppale leen ndax Air Sénégal ñetti weer yi rek dina ñàkk ñaar fukki milliards 20 milliards yoo xam ne ñàkk na ko chiffre d'affaires te bu ëppee ñetti weer gis nga nu muy toll donc loolu nekk na loo xam ne lu am solo la. kon Air Sénégal moom vraiment ku ñu jàppale la ci moment bi pour que mu mën a jóg taxaw pour que sunu ëpp ñu mën ko jot ndax réew moo gis pour mu am ëpp aérien il faut mu am compagnie bu mag am aussi ëpp aérien maanaam aéroport bu am doole ay aéroport régionaux yu am doole waaye tamit lépp lu wër ci aéroport maanaam centre de maintenance donc Air Sénégal bu ñu ko jàppale c'est parce que dafa bokk ci moteur yi tax Sénégal mën a nekk ci ñi jiitu ci wàllu transport aérien moo waral fonds bi nga xam ne muy fonds ñaar téeméeri milliards Sénégal lëkkaloo ak banques yi pour jagleel ko entreprise yi ñoom ñi nekk secteur aérien nag am na ay tiitaange yu ñuy am ndax ñoom dañu tiit banques yi yéex te am na ci sax ñoo xam ne nee nañ ma léegi que déposé nañu dossier ci banques yi waaye banques yi li ñu leen wax mu dalul seen xel loolu tamit may lancer un appel di wax suñu banques yi li waay war a soli nañu def ni président Macky Sall def mu nekk période de guerre ku nekk mu def ko sa mbiru bopp waaye bu fekkee banques yi dañu bëgg a taxaw ni ñu daan taxawee daaw ak daawati jéeg bëgg ko wéyali ci moment bi ñu nekk day nekk loo xam ne daf ñu indi jafe-jafe. Ordre des pharmaciens du Sénégal ñoom nag dugal seen loxo ci seen gafaka ngir jàppale nguur gi ci xeex bi ñuy xeex mbas mi di coronavirus jël nañu téeméer ak ñaar fukki millions yu toll ci ay matériel yu nga xam ne dimbalee nañu ko jëwriñ ji nga xam ne moo di ministre de la santé waaye tamit yemuñu foofu jël nañu benn chèque bu toll ci ñaar fukki millions jébbal leen ko loolu yëpp ngir wane ni ñoom daal taxaw nañu tem ngir jàppale jëwriñ ji ak état bi ci xeex bi ñuy xeex mbas mi di coronavirus. Moustapha Gabar Diop, Augustin Mandang. ay lal ay appareils médicaux ak ay garab loolu lépp ordre des pharmaciens teg ko ci loxo ministère de la santé ngir xeex mbas mi di Covid 19. biñ ko xaymaa yegg na ci téeméeri millions ak ñaar fukki millions ñu daal di gunge ministre bi également ci chèque gu ñaar fukki millions leneen li ci nekk lépp li ci topp lépp di nekk ay dons yoo xam matériel la nekk ay lal yu ñuy yóbbu ci bërëbu fajukaay yi ak ay garab ak ay dispositifs yoo xamante ni nit ñi dañ koy soxla donc loolu bu ñu ko sellee dal pharmaciens yëpp ñoo boole seen doole ku ci nekk ak li nga am. jëwriñ bi ñu dénk wërgu yaram gis ni ñii di pharmaciens yi kenn jiituwu leen ci xeex bi te am nañu taxawaay ngir saytu virus bi. relation entre pharmacie ak riposte bi dafa am solo parce que en matière de surveillance ñun ñëpp bu ñu seetloo suñu quartier yi bu ñu dara mettee pharmacie la ñu jëkk daw pour laaj garab boo xamante ne mën na faj li xamante ne moo ñuy metti bon pharmacien bi mooy suñu premier conseiller moom mooy jëkk def consultation yi bon nag ñooñu il faut que ñu wax leen ne ci lutte bi ci la ñu bokk ci riposte bi la ñu bokk bon à chaque fois que ñu seetlu ne nit ñi mu ngi ñëw jënd ci garab boo xamante ne dafa xaw a jege lu mel ni Covid rek nañu ko poser ay questions jéem ko defal questionnaire jéem a waxtaan ak moom bu ko defee donc riposte bi dans le cadre de la surveillance day gën a mucc ayib. pharmaciens yi nekk di dalal xel naan garab yi du manqué fii ci Sénégal grossistes yi dinañ amal ab stock bu ñeenti weer ci ñaari garab yi ñuy jëfandikoo ngir xeex Covid 19 di chloroquine ak azithromycine.
mbas mi di coronavirus tax na société yu bari dañoo jël li nga xam ne moo di télétravail di ko jëfandikoo loolu yi nag war nañoo xool naka la ñuy def ba gën koo ñoŋal waaye tamit xool nan la ñuy def ba dugal ko ci wàllu code du travail ba mu nekk lu nga xamante ni des koy yoonal loolu mooy xalaatu Abdou Alpha Dia mi ngi nekkoon ak Cheikh Hassana Fall. C'est vrai que crise bi daf ñu bett te lu la bett mën la donc entreprise yu bëri dañoo dugg ci télétravail ak yu mel noonu mais préparé wu ñu woon vraiment mais léegi que jaar nañu ci crise bi il va falloir que ñu réfléchir naka nañ mën a def pour teg ay loi parce que télétravail day changer affaire yu bëri ci relation entre employeur ak employé soo gisee par exemple unicité de lieu d'habitude bu dul woon télétravail yow da ngay jóge sa kër jël sa car ñëw liggéey 8 heures après ñibbi sa kër mais comme amatul bu fekkee da nga def télétravail soxlatuloo ñëw ci entreprise bi donc boo nekkee sa kër conditions yi nga fa nekkee est-ce que c'est les mêmes conditions yi nga xam ni yaa ngi ci entreprise bi par exemple nga toog sa kër benn xeer dal sa kaw accident de travail la wala du accident de travail donc loolu yëpp war nañ ko loi bi war na ko xoolaat war na xoolaat contrat de travail bi naka nañ koy defee pour mën a adapté wu télétravail. Agence nationale de l'aménagement du territoire am na solo lool ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex lii di Covid 19 bi dina dimbali état bi ba nga xamante ni dina am ay données yu am solo dina dimbali tamit sénégalais yi nga xam ne dañoo nekk ci biir réew mi ñu bokk ni ñu jàpp ni daal bokk nañu ci réew mi ñu ngi leen di gestu loolu nag ki ko xamle moo di Mamadou Djigo ñu koy déglu ci micro Cheikh Hassana Fall. xam nga agence nationale de l'aménagement du territoire agence bu stratégique la. boo xam ne rôle am mooy planifier espace bi léegi nag planifier espace bi xamloo na état bi fan mooy territoire yu am yeeg yu ñàkk yi mettre na à la disposition aussi ci ministère yëpp mooy données spatiales yooyu noonu nga xam ne secteur bu nekk di nga mën a xam naka ngay doxalee pour mën a jël la bonne décision parce que information yi nekk ci territoire yëpp ANAT da leen di jël jox leen ko. Au niveau du Sénégal le chef de l'État dafa def effort yu bari pour que crise bi ni mu ñëwee bett nit ñi mu bañ a sonal population bi trop léegi nag ñi nga xam ne dañ leen identifier woon ñoo gën a néew doole ñoom lañ njëkk assister en fait quoi muy yéeg nag ba ci kaw maintenant nag séddale moom képp ku koy def jàppal na ne munoo doo mëtal ñëpp ba ñëpp kontaan. Délégation de l'entrepreneuriat rapide ak école supérieure polytechnique bu Dakar xaatim nañu benn jëflante bu nga xam ne war nañ koo jëflante loolee nag lañ ca jublu moo di ni rek jàppale étudiants yi ci recherche yi ñuy def waaye tamit ngir mën a financer seen ay projet Babacar Dieng ak Mafal Fall ñoo ñu fa teewaloon. jokkalante diggante DER ak école supérieure polytechnique bu Dakar amagum na ñetti at ci jokkalante boobu nag tey jii. ñu signé ab convention boo xam ni ñu ngi ko àpp ci ay at yu bari. économie pour mu dox chaque année dëkk yu mel ni Israël États-Unis France Japon bu ñu ci devancé mooy maanaam innovation bi dafay jëm kanam le temps que nit ñi di liggéey ñoom ñu ngi continuer di wut yeneen solution pour régler problème socio-économique population yi loolu moo tax ñun DER 3 milliards ñu jagleel économie numérique ak innovation yi ñu président Macky Sall jox ci DER bi dañu décider liggéey ak école supérieure polytechnique ak ESMT pour vraiment jàppale jigéen ñi ak ndaw yi entrepreneurs yi et ñu ngi rafetlu découverte yu importante ñu def récemment ci wàllu kii bi coronavirus bi. yile kàddu ki nga xam ne mooy directeur ESP dëggal ko moom mi mu ngi xamle ni bile convention yegsi na ci biñ ko. lii nag dafa nekk loo xam ni dafa ñëw feddali kóllëre boo xam ni amoon nañ ko ñu nag waa DER parce que comme ni ngeen ko xamee suñu étudiants yi dañuy yëngatu ci innovation ak entrepreneuriat et donc organisme DER bi donc daf ñu jàppale pour seen formation am na étudiants yoo xam ni ñu ngi soog a jógee maanaam presque États-Unis def nañ fa 5 semaines dans la Silicon Valley ku wax Silicon Valley mooy fi nga xam ni fa lu ñuy càmbare innovateurs yi donc kooku DER moo ci jàpp léegi nag convention bi ñu signé mooy ñu gën a feddali suñu diggante pour que lii ñu gis ni mooy am fii ci ñun par exemple muy innovation bi que DER jàppale ñu pour que étudiants yi vraiment mën ci gis seen bopp pour que ñu mën a avancer bu baax a baax. ak xaatimi bu la convention
DER di jàppale étudiants ESP yi ci seeni recherche naka noonu seen wàllum xarala dem sax ba leen financer. ñu ngi nekk ak professeur Pape Alioune Ndiaye bi jiite école supérieure polytechnique bu Dakar pour signer benn convention de partenariat bi nga xamante ne dina tax relation liggéey bu ñu am déjà depuis 2018 ak école supérieure polytechnique ak DER dana yokku ñu gën ko firndeel ba pare ñu gën ko institutionnaliser ba nga xamante ne dinañ mën a liggéey ak ñoom accompagner leen financièrement ak techniquement ñoom ak étudiants yi ak chercheurs yi fi nekk ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey ci wàllum lu ñuy wax recherche ak développement ak innovation. lu wees signature bile convention waa DER fas yéene liggéey ak école supérieure polytechnique naka noonu waa ESMT ngir def leen ay partenaires stratégiques ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal jagleel ko wàllum économie numérique ak li nga xam ni moo di ay start-up. xibaaru marax yi buur na may jaajëfal Massamba Mboup ci réalisation bi ak Iba Mar ci scène bi Maodo Malick day daal di jox lenge yi Khalifa Ababacar ci ndogu total bi xam naa ne lu lekk ngi ci biir.